ñuy waxtaanee politique di wax di wër tuuti ci politique di def benn wërngël ci yi nga xam ni moom moo di yëngu-yëngu politique yi Binta Diallo maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Boubacar Diallo di nuyu auditeurs yi di ñëw comme ni nga ko waxee rek jeudi bu jot ci le jeudi politique. Binta ci maanaam wàllu politique fi mu nekk ni li gën a fës mooy maanaam situation politique bi dafa. demul dikkul dafa crispé. mais nag loolu mënu ma ko wax ci nasaraan. maanaam demul dikkul daal. wax ngiro dafa càng dafa ngiro situation politique du ngiro mooy càng rek. waaw Macky Sall la mu bëggoon def na ko. opposition bi la ñu bëggoon amuñu ko. est-ce que am na sax ko remporter parti bi parce que ba tey daal y a une tension en l'air. waaw une tension en l'air Boubacar wax nga ko bi nga xamante ne voté nañu loi sur le parrainage le 19 avril à l'Assemblée nationale mu jàll sans débat loolu nag acteurs yi yëpp ñaawlu nañ ko ñëpp wax nañ ci dañ ko expliqué wuñu askan bi lan la dañu ñëw rek voté ko ak situation bi fa nekkoon ñëpp seetaan nañ ko en direct ci bés ba le président nekk fële ca France daal di tàllal loxoom ñi nga xam ne ñooy opposition bi ne nañ ñëw waxtaan xool nuñ ko mettre en œuvre opposition ba ñu bari ci saasa la ñu bañ ñoom sax le 19 la ñu voté loi bi le 24 ñu dem devant le conseil constitutionnel déposé pour conseil constitutionnel annuler loi bi léegi nag ñoom ñu ngi ko déposé conseil constitutionnel depuis le 24 tontoogul médiation am na ci digg société civile bi ñoom Mignane Diouf ñoom Alioune Tine ñoom ñëpp sol nañ seen dàll pour fexe naka la opposition bi mën a toogee waxtaan ndax bu fekkente ne loi bi jàll na jur na coow bu mu fi jur dañoo jàpp ne war nañoo ba léegi am chance su toog waxtaan ndax dañuy waajal élection bu am solo ci réew mi le 24 février 2019 boobu ba léegi nag waxtaan naa ci ak Mignane Diouf barki dem ba mu ne ma fu ñu nekkoon rek lañ nekkaat ba amul benn avancement opposition bi nekkagul dans les dispositions dem toog ak président de la République kon ñu ngi koy waxee la situation est crispée Boubacar la situation politique ndax léegi mun naa nekk waxtaan boobu ñuy wax en direction de la présidentielle mun naa nekk wala munta nekk suñu naataango bii ñuy wax Momar Seyni Ndiaye laaj nañ ko nee na moom xalaatul ne mun na nekk dañ koy déglu ñëwaat. loi bi nga xam ne moom la ñuy voté ci wàllu parrainage te constitution di ko woowee loi de présentation à la candidature à la présidentielle ci anam yi nga xam ne moom la ñu ko voté wax dëgg neexee du yombal waxtaan ci diggante kujje gi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo yor nguur gi bu fekkoon ni dañ ko jaarale fañ ko war a jaarale maanaam waxtaane ko ci biir assemblée nationale fexe ba député yëpp ku nekk jox ci sa xalaat wala ñu déglu sax ñi nga xam ne ku ci nekk am nga ci pàcc xëy na moment boobu buñ fa toll woon waxtaan wi dina yomb waaye anam yi nga xam ne moom lañ ko voté wax dëgg neex yàlla du yombal nag waxtaan bi nga xam ne moom la ñu woowee dialogue politique wala concertation sur le processus électoral maanaam waxtaan wu yaatu bu jëm ci langue politique bi wala waxtaan woo xam ne wi day jublu rek ci mbiru li nga xam ne naka la ñuy mën a fexe ba fal président de la république ku jégi nag dëgg nag daan nañ ñeen leen yéen doo leen buñ leen tàllalee seen loxo doo leen wuy waaye yoon bii nii dafa xaw a naqari lool li nga xam ne moom la mbir yi demee ñoom ñu wëlbatiku daal ne dañuy wuy ji dialogue dafa naa ñu daal bu fekkee ne daal dañuy bëgg ñu dialogue bu bëgg waxtaan dañuy bëgg seet daal mbir yi nga xam ne moo des ci ñu jublu ci élection yi mbir yi ci yëpp ñu tegaat ko ci kaw taabal ji seet nag bi yoon bi ci loo xam daal maanaam teg na ci lu dëggu lu sincère ñu teg ko ci amal ay waxtaan yoo xam ne waxtaan yoo xam ne buñ ci jógee wax dëgg neex yàlla kenn dootul am la naqari ci miiru processus électoral bi waaye waxtaan pour waxtaan rek dafay xaw a jafe daal ndax opposition bi mer nañu mer goo xam ne gii ci nii nga xam ne noonu lañu voté taxawale loi bi ci affaire parrainage ba nga xam ne daal gëwma ne ñoom dinañu jël seen mer teg ko fële ñoo di toog dañuy waxtaan ndax waxtaan bi ci lan lay jublu waxtaan pour àgg fan lan mooy soloy waxtaan wi lan mooy jeexital yi loolu yëpp comme loolu leerul damay ragal ne daal waxtaan dina xaw a jafe ci diggante nguur gi ak opposition. waxtaan wi dina xaw a jafe diggante nguur gi ak opposition Binta bu ñu jàngatee bu baax. dafa mel ni ñëpp sës. ñëpp sës nañu de Boubacar waaye nag yaakaar naa ne yeggaguñu ci mur bi. ndax xëy na loi bi dafa jàll dans les conditions ñu ma ko waxee sànq. opposition bi fu mu toll nii elle est dans tous ses états
dem na sax saisir conseil constitutionnel ñu ngi appelé sax à des jeudis de la résistance. ça veut dire chaque jeudi ñu génn yëngu-yëngal comme ni ñu ko defee woon 19 avril. bañ jàppoon si sax ñenn ci leader politique yi. nee nañu duñu bàyyi noonu loi bi même suñ fekkente ne jàll na kenn promulgué wu ko ñoom saisir nañu le conseil constitutionnel président mënagu koo promulgué tant que conseil constitutionnel joxeegul avion. Conseil constitutionnel nag je pense am na 1 mois. pour mu prononcer wu waxagu ci dara. ñi ngi koy déglu ñoom sax defe naa conseil constitutionnel la ñuy xaar mu tontu buñ ca jógee ñu ne ñu dem cour suprême buñ jógee cour suprême ñu dem CEDEAO buñ jógee CEDEAO ñu dem Union africaine kon ñoom nag nekk guñu ñu ni ci disposition wu toog waxtaan Boubacar et le temps n'attend pas. waaw le temps man loolu fa laa bëgg dem léegi mais dafa mel ni opposition bi parewul ci loolu. parewul véritablement pour wut 65000 signatures. waaw soo parewuñu de. opposition bi da koo xalaatul sax. nee na loi bii la bëggul. loi bi du ko demee élection yi nga xamante ni li ci des bareetul. février mbaa du am benn candidat rek. ah loolu mooy démocratie Boubacar. ah déet non waxuma. non lu ñu mën a am moom. waxuma parce que bu gaa ñi amulee. ñoom ñëpp. kenn demul wuti 65000 signatures. non si buñ demee ba sës rek. waaw defal nank rek. waaw Binta. waaw acca. xam nga mën nañu. xam nga politique hypothèse yëpp ngay génne. waaw ñu toog ñoom ñëpp. waaw ñëpp ne demuñu. waaw wuti 65000 signatures. mais léegi dootul 65000 parce que amoon na ay amendement. waaw 0,8 mooy au moins. waaw au moins 1% mooy 65000. waaw te xam nga fichier bi yokku na ba moytu sax dina xaw a yokk waa tuuti. waaw ma ne bu ñu demee. ba ñoom ñëpp xam nga damay ragal. xëy suba. xam nga projection ngay def. waaw boo ñu defee projection. waaw ñu ne xëy. dañoo mën politique. waaw ñoom ñëpp ñu braqué wu. ah waaw mais ñoom ñëpp demuñu mu des benn candidat. ah bu desee benn candidat ñoom gisoo ne bu ñu demee fële bu ñu demee toujours bu ñu boycotté élection bu ñu boycotté. mais du tere ñoom ñu def lu ñuy def ah. ñoom ñu def lu ñuy def keroog bu ñu assemblée nationale bi ñu ne amul débat ñoom ñëpp a génn. mais loi bi jàllul. Boubacar amul woon 2007 loolu. waaw opposition bi demoon na ba boycotter les législatives. dans 2007. amuñu woon député à l'Assemblée mais réccu nañ ko Boubacar la politique de la chaise vide ça ne paye pas. te yaakaar nañ du ñu dem nag ba dugg ci erreur bu monumentale boobu ne dañuy bàyyee Macky Sall le terrain politique kon xam nga li may wax. waaw moom laa. kon comprendre nga fi may waxee. Boubacar. ñoom ñëpp dinañ dem ci élection yi. ñoom ñëpp dinañ dem bu fekkente ne remplir nañu bu fekkee ne parrainage bi jàll na. ñoom jàpp naa ne opposition bi ñi nga xamante ni. jàpp nañ ne ñoom ñooy opposition bi nga xamante ni moo fi am dëgër laay. dina dem Macky Sall dina am. fu mu jàkkaarloo. dina bareem du bare nag. ah loolu mënu ma koo wax. waaye daal mën nañoo jàpp ne yenn parti yi nga xamante ne parti yu mag lañu. am nañu yenn score yi bu élection amee. duñu bàyyi Macky Sall le champ libre. dinañ xeex ba fu mu mën a yem. xëy na dinañ toog waxtaan ñoom ñoo ko xam. parce que nekk guñu ci disposition yi wanewuñu ko sax. mais waxtaan bi Boubacar yaakaar naa ne lu war a mën a am solo la. parce que dañuy waajal échéance bu cruciale présidentielle. bu naree nekk ci tension du baax. bu ñu jógee foofu Binta. parti socialiste dafa mel ni. dafa commencé am ay yëngu ay ballon de sonde yi daw ma laaj la ballon de sonde yooyu di daw parti socialiste lan la noonu. Boubacar ñoom de teel lañu ko tegee nele démb man bi ma ko déggee ci loolu laa nekkoon di liggéey bi ma ko yëgee damaa woote. woo naa le porte parole Abdoulaye Wilane ne ko li ñuy dégg ndax am na ndax nee nañu parti socialiste dafa am tension bu fa am. nee nañu Ousmane Tanor Dieng foog mu présenté wu en 2019. candidat. est-ce que am na ñii dañ cee ànd ñii ànduñu ci mu ne ma amut. ñoom lu ñuy waajal mooy seen congrès. parti socialiste ma ne ko ndax yéen a ngi waxtaanee am candidat bu dul Tanor sax. mu ne waxtaanee gunu ko. waaye daal bu ñu demee congrès mun nañu ko faa waxee. ma coupé ak Wilane woo son porte-parole adjoint. mu ne ma il m'a répondu pratiquement la même chose que Wilane. nee dafa am ñoo xamante ne ils sont tapés dans l'ombre. bëgg a déstabiliser le parti. moo tax ñu yëkkati kàddu yi. naan Ousmane doo SMS grand monsieur Ousmane Tanor Dieng. doo ko SMS nga ne ko da nga koy SMS nga ne ko. il paraît que vous allez être candidat. nga toog nga mais boo ko waxee du la tontu Ousmane li ma ci am sax si ñii duma ko jëlee si. nga tontu rek nga sonde da ngay sonde rek nga sonde. kon bu ma paree dinaa ko sonde parce que démb nee nañ ma
am na ku ma ne wool Ousmane Tanor am na ku ma ne boo ko wooyee doo ci jëlee dara li nga ci am ñoom kii. yem ca moom waaye nag Boubacar waaw mun nañu wax ne lu ci bare nag lu ñuy wax yëpp nag buñ ne c'est faux. xam nga buñ toogee ba heure bi di wax ne parti socialiste nee nañu dañu bëgg a am candidat ñi naan Tanor Dieng la ñi naan du Tanor Dieng ñu weddi ko. nañ ci bàyyi xel. parce que nag am na yoo xamante ne ay ballon de sonde la. mun nañu lancer ba pare. ñu naan non ce sont des gens tapés dans l'ombre fekk wax jàng ca biir parti socialiste. lu ci mën a am daal mooy nañ ci bàyyi xel. nañ ci bàyyi xel waaw daal kon mën nañu jàpp ni. parti socialiste moom. seen candidat mooy candidat wu Benno Bokk Yaakaar. ba dara di feeñ. loolu sax la ma maître Moussa Bokar wax nee na ma ñun ñoo ngi ci biir Benno Bokk Yaakaar. ñoo ngi ci biir Benno Bokk Yaakaar. génnuñu ci. nous sommes dans la mouvance présidentielle. waxaguñu nag ne dañu am candidat wala duñu am candidat. jusqu'à preuve du contraire daal nous sommes avec le président Macky Sall. Moussa Bokar loolu la ma tontu mooy porte-parole adjoint bu parti socialiste. kon baax na lii xeeñ xamuñu mais en tout cas. il faut renifler. bul wax rek ne non lii nee nañu amul rek amul. waaw ma ne. il faut beaucoup renifler. nañu renifler kon nañu renifler bu baax a baax. di déglu rek bàyyi nopp nañu déglu tey bàyyi nopp tey xool te xam naa ni moom loolu bés bu amee. waaw dina mel ni dinañ fekk si kon ñoom Khalifa Sall rek duñu bëggoon candidat parti socialiste. parce que loolu indi coow li woon de. xeex nañ ko ba sonn. wax nañ ko de xeex nañ ko ba sonn waaye balaa ñuy ñëw ci suñu mouvement yooyu Boubacar. mu mel ni Moustapha Cissé Lo yëngu na temps yi de. waaw mi ngi yëngal gaal gi de. waaw mais noonu la. yaa ngi dégg gis nga temps yi am na waxtaan bu mu séqoon nag sax ay nit mu ngi mel ni mi ngi circuler ci réseaux sociaux yi dëgg la am du dëgg mënaguma ci suuf. mais daal gis nañ daal am na ay wax yu mu yëkkati. nee na daal moom li mu mënoon mooy jàppale Macky Sall. jàppale na ko te 2019 it moom lay jàppale. waaye nag maire Ndakaaru ak présidence assemblée nationale. kenn mënu ko koo tere. loolu la soxla. Cissé Lo. waaw te xam nga démissionné woon na ci instance yëpp. dëgg la waaw. waaw APR. dëgg la dañu gis ni jamono yi mouvement politique yi dañoo bari lool. dañuy waaj a élection Boubacar. waaw non xaaral rek. ca maa ngi lay déglu kay damay ca mouvement politique yi. waaw xam nga ci histoire Sénégal. ci histoire Sénégal. ñii mouvement politique yi bare. mësu koo bare. les appétits s'aiguisent Boubacar. waaw fii ñu toll nii mouvement politique yi mësuta bare nii. waaw te yëpp ay mouvement de soutien la. mais les souteneurs là yi gañ quoi. mais Boubacar mënuñu wax ne mouvement politique baaxul. parce que mën nañu wax ni ñi nga xam ne gëmuñu parti politique. ils peuvent se retrouver dans les mouvements citoyens. waxuma ne yow da nga ne bon na de. non waxuma loolu de Boubacar. waxuma mouvement citoyen de. waaw mouvement politique. mouvement yi jàppale waate. mouvement de soutien. mouvement de soutien. ok mouvement mësuma gis. ok bi ma tax ràññee ba tey mouvement de soutien yu bare ñii. cim réew. bi ñuy waajal élection ku nekk nag Boubacar di nga fexe ñu nga xamante ne nag noonu ngay jege le chef. oui parce que tamit aussi doo toog rek noonu rek ne man maa ngi aw ma fu ma bokk. il faut nga am benn structure boo xamante ne si ngay demee ne man kat am naa sama mouvement bi. j'ai 1 million de personnes derrière moi j'ai 2 millions de personnes derrière moi. te tegoo ko ci benn donnée scientifique. dul toog ci rajo yi di wax rek. di wax rek di critiquer rek. bu ko defee ñu dégg la woo la nga ne leen waaw maa ngi ni am naa sama ay nit bu ma la jàppalee di nga falu. fi ma nekk dinaa la indil samay nit bu dee maa ngi bokki jawee. ña fa nekk ñëpp man sama ginnaaw lañ nekk. fan nga ko teg ci ban donnée xamuñu. l'essentiel daal nee nga le chef que voilà am naa ay nit. loolu donc et ça a toujours payé am na ñoo xamante ne Boubacar tey ils sont aux affaires. c'est parce que dañu ñëw daal di offrir le bon service au chef gëm ne dina gañewaat parce que tamit li yëpp la ci ay calcul politique rek lañ koy teg. su ma gañewaatee jàppale naa la loxoy bawol day weesoo ba Boubacar. mais mouvement. yàgg nañoo gis mouvement 2000. ay mouvement yu fort a fort. yu nekkoon à côté du président Diouf te tax na gañewut. waaw moom laa la 2012
Waaw. ay mouvement yu ngand ñu ngi woon ci wetu président Wade gañewut. waaw ay ñoom par exemple ay ñoom Kosapat defe naa ne boo ko. non Mbaye Ndiaye Kosapat. yaa ngi déglu ay Woon. Kosapat ay ñoom Ahmed Non, non, Saloum non, Boy non, 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 ay non. ñoom Ahmed Saloum Boy ñoom ñoo nekkoon des amis de Diouf comité d'action des amis de Diouf. ñoom Waaw. jamono parti socialiste xam nga ñun nag xëy na boobu xale lañ dañ ko doon dégg rek waaw. dégg nañu ay. mais yow da nga xam Kosapat dafa nag Binta yow boo xamee Kosapat c'est que yow juddu nga avant les indépendances da nga xam Kosapat Mbaye Ndiaye Kosapat da nga xam Kosapat t-shirt yi ñu daan bind Kosapat. Boubacar waaw. man xaw ma ko mais xam naa ne nag histoire politique nag boo koy Dëgg la, revisiter dëgg la. di nga dégg ay Kosapat parce Waaw. que mouvement bu am doole la woon temps mu parti socialiste ay ñoom Abdou ñu joy Abdou bi ñu nga Joy. xam ne Iba Der Thiam professeur l'éminent professeur moo ko mettroon en place ay OTD jàppale les amis de Ousmane Tanor Dieng yi nga xam ne ñoo ko mettroon en place pour jàppale Ousmane Tanor pour Diouf Ousmane xaw ma lan Mais travail n'empêche, pour Diouf yooyu yëpp Boubacar gis nañ ko fii mais bon mun nañu wax ne mais est-ce que am na mouvement yi am na prospéré wul daal est-ce que mouvement yi am na ndëgër laay googu. waaw ñuy wax. moo tax ma ne la Boubacar est-ce que ñoom si ban donnée scientifique la ñuy sukkandiku pour wax ne man am naa 2 millions de personnes derrière moi amul Boubacar bu fekkente ne am nga 2 millions de personnes da nga koy prouver mais soo nee rek man bon am naa du monde derrière moi te yow bu élection ba jotee sa gox ba doo mënoo koo gagner mais parce que tu as déjà donné ton wax nga ne président yow laa àndal président jàpp na ne tu es un allié sûr bu gañee rek wala bu fekkente ne mouvement wam wala mouvement Binta li may laaj yow tontu woo ci Binta dama ni. qu'est-ce qui y gagne les souteneurs les ñiy diriger mouvement yooyu. waaw ah lan la ñuy gagné lan lañ leen dañ leen di jox ceeb dañ leen di jox diwlin wala pëndox meew. wala xaalis waaw ñooñu dañoo bëgguñu pëndoxu meew mooy su ma faloo jox la dara. ah d'accord waaw ñi nekk sa ginnaaw ñoom ñooñu nga war a laaj lan la ñuy gagné Boubacar. ñi nekk ci ginnaaw lan la ñuy gagné souteneur bi lan la ñuy gagné. waaw gis nga ñooñu bu ñu faloo. ba président def leen PCA. wala mu def leen directeur général. ña nekk seen ginnaaw ki rek lañ leen di gëj a gis. dañuy dëkk changer numéro téléphone. seen vitrine ñu tente ko. wut garde corps boo wootee ca numéro ba nga xamoon ba nga leen di woo pour jàppale leen. ñu ne la il a réunion rappel doo ko mus a jot. waaye yaakaar naa ne sénégalais yeewu noonu Boubacar. baax na maa ngi laa gërëm. waaw xam nga révision exceptionnelle yi daana passé na le 30. jeex na ñu ngi woon ci phase contentieuse bi. bu fekkente na nga am jafe-jafe nga dem ci phase nga dem daal di koy nu mu tuddati. wax ne am naa jafe-jafe. am na yeneen yoo xamante ni mu ngi ci biir en direction de la présidentielle. concernant le processus électoral dinañ ci ñëwaat Boubacar. mais maa ngi di jàngat chronique gu Abdoulaye Ndiaye ci suba. waaw carte d'identité yi dañu nekk en souffrance tey. waaw nit ñi jëlewuñu seen carte d'identité. ma Kaaw al Ousseynou nee na ma Kosapat mooy comité de soutien à l'action du président Abdou Diouf kii moom fekkee na démb fekkee tey lu mu la wax dëgg la al Ousseynou Diagne. comité de soutien à l'action du président Abdou Diouf. waaw dama ne woon comité d'action des amis de Diouf. waaw ma ne waaw. ñun dañ doon yor ay pancarte Kosapat. kan si. ñun dañu daan jox téeméer. téeméer la ñu doon jox. temps woo Ahmed Saloum Boy. ñu yore moo la ko doon jox kii ñu yore kii sama maam da doon politique. waaw Adja Marika parti socialiste. waaw la nekkoon di ànd ak Adja Aram Diène. ñu def ñu ci ay car. waaw solal ñu ay tiset Kosapat. nga gàddu nga gàddu pancarte ñu tëgg rek. ma ne sama maam fii ci parti socialiste Adja Awa Diallo. ak Bassine Ndiaye la Linguère. waaw fii ci Médina. toj nañ ko de. maa ngi lay gërëm bu baax. di la gërëm baal xames incha allah. incha allah bu baax merci beaucoup Binta.